ñu wax aussi ci beneen ci Pastef. parti Pastef parce que aussi seen militants yi d'habitude dañ leen di accuser ñu ne yéen daal ku laal Ousmane Sonko sur ci réseaux sociaux yi. insulté yi day tar gis ngeen suñu naataango yu observateur sax jàngat buñ ci def tey nan nga ko jàngatee pourquoi le leader de Pastef est intouchable gis nga article bi nan nga ko jàngatee. waaw Ousmane Sonko il n'est pas intouchable c'est un être humain bu jiite parti politique. nekk chef de famille nekk responsable nekk kilifa. man ba ma bokkee Pastef ba tey. musuñu ma ne saagaal diw. musuma toog réunion bu ñu ne ay nit saaga leen. musuma jot message buñ ne nañ taxaw saaga nit. mu ko ci àddina. parce que ay nit yu responsable ñoo fa nekk. kantaan nag li ñu gis ci réseaux sociaux yi yow mën naa tijji compte Facebook def sa photo def sa tur nit ñi ku ñuy gis du yow la ñuy gis c'est pas parce que nit ñi dañuy gis encore une fois dañuy gis ab photo Ousmane Sonko. ci benn profil Facebook wala ñu def ci logo Pastef que ñu ne waa Pastef la. parce que ku ci nekk tey jii mën nga toog ak li ñu tuddee les fake news ku ci nekk mën nga toog yow mii mën nga créer sa 50 compte Facebook def ci photo yu la neex di bind lu la neex loolu engagé wuñu ñun li nga xam ni am nañ ko mu nekk ci Facebook te kàddu Pastef officiel di fa jaaree mooy suñu page Facebook ak page wu le président Ousmane Sonko. mënoon nag xam que ni ñiy def profil Pastef yëpp ay militants Pastef lañ parce que loolu bu ñu ko bëggee def itam du sotti na nit ñi bàyyi di wax naan gis nañ profil ku def photo Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko la àndal non non man tey mën naa toog créer sama 10 compte def ci photo Macky Sall bind ci APR mën naa ko def comme keneen ak keneen mën nañ ko def loolu du ci li ñu mën a sukkandiku. ci wàllu saaga ñun kenn mësuñu xamee saaga man ba dugg naa politique maa ngi def politique te du ma taxaw saaga nit parce que ñun suñu parti xamuñu ko xamuñu lu ñu xam. débat d'idées proposition wax luy jariñ askanu Sénégal saaga nag ak xulu ak xeex dafa am ñu ko xamee ñun mosoo gis suñu daje ba ñëw fekk fa scène de violence. te pourtant am na parti boo xamante ni ay jeunes am bi ñu fi dajee matul at. chaise yeeg bool yeeg tente yeeg fu ne ngay gise mun naaw loolu mosoo ko gis Pastef donc ñun mënuñu ñu askanale violence maintenant nag non violence physique mais ci réseaux sociaux yi moom vraiment mais réseaux sociaux yi encore une fois xam nga yow xam nga ma xam nga sama profil Facebook mës nga fa gis ba dugg fa gis fa saaga responsable Pastef yi mosoo leen gis ñu saaga amul benn responsable Pastef booy gis mu taxaw di wax na ko sudd noonu suñu conviction politique nag dinañ ko défendre te nit ñi nañu xam ni tamit mënuñu jël koo xamante ni lu mat 700 000 personnes dañuy identifier wu ci moom jël wax lu leen neex teg ko ci kaw non suñu conviction politique ak suñu cause politique dinañ ko défendre ba mu mat sëkk mais duñ ko saaga duñu xuloo duñu xeex dinañ ko défendre ci ay arguments parce que loolu la ñu xam ci politique mais nag quant à gis naa ay profil Pastef ci Facebook gis nañ ay photo nit yu def photo Ousmane Sonko non ñooñu kenn mënu ci sukkandiku wax avec certitude que ni kii Pastef la bokk wala kii dafa ànd ak Ousmane Sonko. nous ñun suñu cause politique mën nañ ko défendre sans bañ a saaga te suñu école du parti dafay jàngal militants yi nan la ñuy défendre seen cause politique suñu idéologie politique nan lañ koy défendre suñuy conviction politique nan lañ koy défendre mais loolu. doo ci mës a gis responsable nit ku taxaw di ci saaga xamuñu ko bu fekkee ni loolu rek moo ñu dese ci politique di nga gisaat nu ñu jëlaat dem toog seen kër parce que li ñu charmé bu ñu dugg biir Pastef te moo fa nekk ba tey mooy gis ni politique mën na soppeeku façon def politique Sénégal mën na soppeeku am na nag ñoo xamante ni loolu arrangé wu leen parce que fexe nañ ba salteel politique fexe nañ ba salteel ko xajamal ko léegi nag li ñu bëgg a gëmloo nit ñi mooy bu leen dugg ci politique saagante waxante lu ñaaw joxar bi ku ne dal ci sa morom loolu am ci politique ñu baax ñi bu leen ñëw ci politique non man may wax fii askanu Sénégal ak ndawu Sénégal ne leen politique soppeeku na nit mën na def politique te du fen nit mën na def politique te du saaga nit mën na def politique te du yàq deru moroomam te teg ko ci dëgg
loolu nag moo am Pastef du ñu nangu nag benn yoon ñuy jël di attaquer nag ki nga xam ni moo jiite parti bi non parce que foog nit ñi di bàyyi xel que ni y a 700 000 personnes qui s'identifient à lui. mais nag day politique te politique moom boo ci duggee moom foog gars yi di la attaquer nag parfois. ñun comme ni ngeen di attaquer gars yi rek. xam nga encore une fois le charme de la politique c'est la contradiction maanaam politique liy tax muy am solo di dund mooy da ngay wax sa xalaat kii wax xalaatam ngeen daje waxtaan comme ni ñuy def nii échangeante après nag sénégalais bii di seetaan moo mën a àtte loolu charme politique léegi nag am na nag ñoo xamante ni seen yitte yépp suba ba jant soo mooy nan la ñuy gàqalee deru Pastef nan la ñuy gàqalee deru ñi nga xam ni ñoo nekk biir Pastef ak nan la ñuy gàqale deru ki nga xam ne moo jiite parti bi quant à une bii nag moom bi nga xam ne moom lañ génne tey vraiment man dama ne woon du ma ci commentaire bon nit nag lu la neex nga bind fii Sénégal lañ nekk mais li ma ci mën a wax bu fekkoon ni damay am commentaire bu ma ciy def li ma ci mën a commentaire mooy bu fekkee ni dafa am ay chiens de garde c'est parce que y a des chiens de cour moo tax parce que dans le passé y a eu des chiens de cour et actuellement y a des chiens de cour kon xëy na looloo tax chien de garde am. yooyu la ñuy bind aussi ci réseaux sociaux yi d'habitude déedéet les journalistes moom duñ leen may dara. ci waaw mais kàddu gu mujj gi. du càggee ni may dara encore une fois dugguñu ci politique pour wax lu ñaaw. taluñu ko. dugguñu ci politique pour def nit lu bon wala lu métti wala ay. wax lu du dëgg lancé waaleel kàddu gu mujj gi. yooyu moom laay waxaal bu ñu dugg ci politique. bëgg suñu réew. yéene suñu réew jàmm. yéene suñu réew mu dem ca kanam moo ñu tax a dugg ci politique. loolu mooy Pastef du nag nit ñi nga xam ne mën nañ toog seen kër. tijji seen compte Facebook wax li leen neex bind lu leen neex après ñuy jël def ko ci deru Pastef loolu du deru Pastef Pastef c'est don de soi pour la patrie jébbal sa bopp askanu Sénégal ngir jariñ sa réew. loolu mooy Pastef. jërëjëf kon mbokk ñu doon teewlu ci Sénégal 7 entretien avec doon dalal tey Ousseynou Ly di membre du secrétariat national à la communication du parti Pastef les Patriotes bi nga xam ne ni c'est le président Ousmane Sonko moo koy jiite ñu ngi rafetlu seen teewlu di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.